yéen a ngi seetaan seen télévision Touba Vision kon nag abonné leen te activé cloche bi ngir mën a jot suñuy vidéo saa yu ne Touba Vision la télévision qui suit l'enseignement de Khadimou Rassoul. Représentant de 3FPT zone centre monsieur Seck nga xam ne depuis démb la bàyyi ay itteem yëpp ñëw fekk ci bés bi kon ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko dalal jàmm ci CFP Porokhane di nuyu suñu formateurs yi nga xam ne ñooñu accompagner ci liggéey bi sans ñoom tey lii ñu bëgg a wone du mën a nekk di nuyu ñëpp ñu invité ñëpp ñu ñëw teew ci bés bi ñu ngi leen di nuyu ñoom soxna Thiara Mbodj ak délégation bi ñu àndal ñu ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay di nuyu tam soxna Diarra yi nga xamante ni tey tamit ñoo waral bés bi ak suñu élèves yi nga xamante ni ñëw nañ tamit ngir jàpp ci bés bi ñoo ngi nuyu ñëpp di leen sant ci teewaay bi fi ñuy duggaat aussi mooy ay baatu cant googu nag dañ koy beral 3FPT ndax tey jii buñ fi dajee ginnaaw yàlla ak yonent bi ak sëñ Moustapha mi nga xamante ni moo sos liggéey bu sell bi ba tax ñu mën cee bokk 3FPT moo tax tey ñu teew fi ngir mën na jëmmal bés bi ndax formation yi ñu doon déroulé Maam Diarra yi ñoo ko financé lu ci mel ni aviculture ci biir aviculture bi élevé nañ ay poulet de chair élevé nañ ay pondeuse poulet de chair yi dañ leen a abattre ñu ngi ci frigo bi pondeuse yi yaakaar naa ne nen yaa ngi nii am na ci ay échantillons yu ñu teg nii ak am nañ tamit ay poulet basse-cour ginnaaw bi ñu santee 3FPT ak directrice am générale di yëkkati kàddu yooyu di ko teg ci loxo monsieur Seck mu jottali ñu ko dañuy dem nag sant administration Daara Maam Diarra parce que programme bi programme 3FPT la ak taalibe yi ndax madame la directrice ci xarañteefam dafa jàpp ne taalibe bi bu jàngee diine am xam-xam jaaru na aussi mu am métier
ndax bu jógee ca daara ja bu ñibbee fa mu dëkkoon mën a liggéey mën a jëriñ société bi donc loolu moo tax mu tëgg programme jagleel leen ko kon du ñu def lu dul di ko ci sant di ko ci gërëm ci jàppale bi. loolu tamit administration daara ji ñun bi ñu jotee information boobu wax leen ko ñu accueillir ko à bras ouverts maanaam nangu ko daal di koy rafetlu lool ci lañ bind demande yi daal di koy transférer au niveau de la zone centre ci monsieur Seck ñu traité ko diligenté ko ba tey formation yi ñu mën koo dérouler pendant 3 mois fii ci centre de formation professionnelle. donc ci baatu cant yooyu aussi ñu ngi ciy diital directeur général bi sëñ Abou Madiana Diakhaté di ko wax mu jottali ñu ko personnel bi yëpp ak soxna Awa Dem mi mu àndal ci liggéey bi ak képp ku yëngatu ci biir daara ji. baatu cant yi aussi dañ koy jëmale ci formatrices yi parce que formateurs yi sax laay wax ndax monsieur kii mu ngi ci seen biir monsieur Thioye depuis le 30 novembre amatuñu benn itte lu dul fexe ba bés bii tey ñu mën ko jëmmal rafetal ko taaral ko ba 3FPT bu ñëwee fekk ci cérémonie bi dina xam ne formation yi lim ci bëggoon waa CFP de Porokhane taxawee nañ ko donc formateurs yi mention spéciale à vous. soxna Jaara itam il faut ñu sant leen gërëm leen parce que gis nañ Pastef bi ñu ànde woon ci formation bi ñoom ñëpp wane nañ ci Pastef wane nañ ci motivation wane nañ ci cawarte moo tax tey lii ñu am ko kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm. du ñu terminer nag suñu waxtaan te gënuñoo fësal li nga xamante ni 3FPT def na ko fi parce que nag bi ñuy sanc centre bi en 2018 bâtiment administratif bi et pédagogique bi lañ fi amoon ak benn unité de production de lait ak le hangar maraîcher loolu moo fi nekkoon mais depuis bi ñu commencé collaborer ak 3FPT yaakaar naa ne gis nañ yokkute ci centre bi am nañ fi ñaari poulailler yu ñu tabaxal poulailler yi bu ñu jëlee poulailler poulet de chair bi mën na def 800 ginaar bu ñu jëlee poulailler poule pondeuse yi mën na def 1000 ginaar te loolu 3FPT moo ko fi def ak équipement bi mu àndal. bi loolu weesoo aussi ku ne xam na ne centre yi ñu ko daan jiite dañ daan doxalee rek selon seen entendement wala seen xam-xam wala seen xarañteef léegi nag pour ñu bañ ñi aw ni xëcc aw ni ñi xëcc aw na le dañ ñu financer benn plan stratégique de développement boo xamante ne ni mooy tax ba lépp lu ñu namm ci centre bi fii ak 5 ans ci këyit googu lañ ko tënk loolu 3FPT moo tax ñu am ko. bëri na sax ay centre yu ñu jiitu yoo xamante ni amaguñ ko mais macha allah ñoom ci seen jàppale ak ci seen xarañteef ñun am nañ plan stratégique boobu instant bi fi lañ teg suñu tànk lépp lu ñuy liggéey muy filière de formation muy projet bu ñuy bind ci loolu la ñuy sukkandiku pour def ko. bi loolu weesoo aussi ba tey ci projet bi ñu njëkk a financé am nañ ci bergerie boo xam ne fa la ñuy élever ay xar. am nañ fi tam étable boo xamante ni fa la ñuy élever ay nag te loolu yëpp 3FPT moo ko fi def ak équipement bi mu àndal. ci loolu aussi bu ngeen xoolee xale yu góor yi ñu ci sol lacoste yu vert blanc yi ñu ci ëpp aussi 3FPT formé leen ci métier producteur horticole formé ci benn cohorte de 20 am nañ yeneen ñaari cohorte yoo xamante ni ñu ngi xaar pour seen formation ñëw donc monsieur le représentant di la wax aussi. ne la cohorte bi formé nañ leen ci biir programme bi amoon na kit de démarrage mais jusqu'à présent dafa am tuuti néggandiku boo xamante ni moo tax ñoom sax defalaguñ leen cérémonie de remise d'attestation parce que dañu bëggoon a xaar ba jot kit yooyu mën a organiser cérémonie pour ñoom jox leen seen kit jox leen tam seen plan d'affaires parce que seen formation aussi amoon na entrepreneuriat. bu loolu weesoo aussi. ku ne gis na ne def nañ transformation mais bi ñu def transformation bi ñuy def formation en transformation formatrices yi dañ daan jël dugub bi wala mboq bi buñ ko defaree fii traité ko ba mu set yónnee ko ca biir dëkk ba ñu soqal ñu ko wala ñu wolal ñu ko wala ñu garal ñu ko léegi nag ci lañ xalaat ne ñun pourquoi pas duñu bind 3FPT comme mu ñuy jàppale. ñu am projet boo xamante ni dañuy am suñu machine bopp suñu traité suñu produit mën koo soqal suñu bopp mën koo walal suñu bopp
lépp luñ ci soxla ñu mën koo def sur place te duñu déplacé wu. loolu 3FPT nangul nañu ko financé na ko procédure de passation de marché yi mu ngi en cours donc dootul yàgg dara bu soobee yàlla loolu day daal di nekk lu ñu jëmmal comme poulailler yi ak bergerie yi. donc bu ma mënee tënk daal ci xayma li nga xamante ni 3FPT dugal na ko fi comme financement ci diggante projet construction yeeg équipement yeeg formation yi mu ngi ci toll ci 172 millions 371 mille 301 francs CFA loolu macha allah 3FPT def nañ ko fi diggante 2019 ba ñu ngi ci 2022. intervention 3FPT yoon nag lu tax mu am solo. parce que ku ne xam ne centre de formation yi bu njëkk amuñu woon caractère bii ñu am bu njëkk xale yi sax daawuñu fa sawar a jànge parce que ay abri lañ daan am wala benn kër bu ndaw lañ ñu daan alloué bu ko defee ñuy def cours bi ci ëtt bi wala nga dugg benn classe boo xamante ni da nga fay gis ñaari groupe wala ñett ju ko bokk di jàng donc loolu soo xeeloon suñu liggéey trop mais 3FPT macha allah jël nay tànkam pour mën ñoo dindi loolu. moo tax bépp infrastructure bu ñu ko soumettre rek lu ci ëpp daf koy financer ngir bëgg tam xale yi gën a mën a am espace gën a mën a yokk tam ci biir centre de formation yi kon gàcce ngaalaama 3FPT. fi ñuy jeexale nag mooy centre fondation Mame Diarra Bousso parce que centre de formation professionnelle bi buñ ko taxawalee fii ci daara Mame Diarra tey ñoom ñoo ko dox ànd kook suñu ministère. kon ñoom ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci ni ñu tax ba ñun ñu bokk ci liggéey bu sell bi du ñu sant di sant tam suñu ministère parce que ñoom ñoo ñu gunge ñoom ñoo ñu accompagner ñoom ñoo ñu ñemeloo ba tey résultat yi ñu commencé wane ni ñu koy wane. kon mention spéciale au ministère mais bravo à la directrice de 3FPT et merci à la zone centre parce que luy suñu soxla mu ngi ci taxaw suba ba ngoon. gis ngeen ko depuis de mu ngi bàyyi ay activités am rien que pour fekk ci journée bi kon ci kàddu yooyu la ñuy jeexale suñu intervention di sant ñëpp di leen gërëm. ñu sant Serigne Mountakha Bassirou Mbacké xalif général Proxaan yàlla def tey muy xalif général des Mourides di ko ñaanal mu yàgg fi te wér di sant suñu wasila Serigne Bassirou Mbacké Proxaan di sant aussi représentant sous-préfet bu Poos muy madame Berthe Bass di nuyu inspecteur d'éducation bi nga xam ne moo fi teew di nuyu représentant 3FPT centre monsieur Seck ci liggéey bi di sant directrice centre bi di sant directeur école Daara Mame Diarra di nuyu enseignant centre bi yëpp di nuyu apprenant yi nga xam ne ñi nga xam ne dañoo ñëw di jàngee ci centre bi ba jëmmal tey lii ñu jëmmal di nuyu Mame Diarra yi élèves Mame Diarra yi nga xam ne ñoo boggee ko ci centre bi te tax centre bi solo si ñu def ko ngir ñoom di nuyu ñëpp enseignants yi ak ñi fi teew yëpp di leen xamal ne tey mbégte la journée mbégte la pour ñun lu mel nii ñu koy defee ci commune Proxaan mu dàjjantal ak bis bu màgg bi semaine bu màgg bi xam ne moo tombeek màggalu Proxaan tey liñ fi gis ni wax dëgg yàlla ku fi ñëw sa xel dal ku fi ñëw aussi da nga bëgg xam ne centre bi wax dëgg yàlla dafa bokk ci centre yu gën a dynamique au niveau du Sénégal parce que nag toujours dañuy waxtaan ak waay ministère ñu wan ñu ne ma centre Proxaan bi ci centre yu gën a actif la ci centre de formation yi ñu def yëpp ci Sénégal loolu nag boo amee wax dëgg yàlla duñ def lu dul di ko gërëmee directrice ak enseignant ak formateur yi nga xam ne ñoom la nekkal di leen wax gàcci gaalaama jërë ngeen jëf ñun de commune depuis ba ñu ñëwee ba léegi centre bi commencé yaakaar naa directrice dañu associé
ci activité centre bi yëpp ñu ko siy gërëm nag parce que vraiment yaatal bi mu yaatal moo waral tey apprenant yi nekk fi ñëw man fi teew ndax tey centre bi nekk na un creuset boo xam ne tey képp koo xam ne yaa ngi def activité économique ci commune bi fii ngay ñëw pour ñu formaliser la ñu dimbale la ba loolu nga def mu nekk informel ñu koy def ba mu nekk formel te loolu rek mooy avenir suba parce que nag ñëpp mënuñuy jàngi ñëpp mënuñuy def dara mais boo formé nit ki ci métier su boobaa yow teggil nga ko lu bari kon ñu wax leen solo su centre bi ñun de solo soosu moo tax lépp loo xam ne centre bi mu ngi koy def yaakaar naa fekkee nañu ko wala danañ ci teew wala ñu yónnee ci même plan stratégique de développement boobu ñu doon def bañ koy def ñun ak ñoom ñoo ci àndoon ba def ko mën nañuy wax ne tey li nga xam ne mooy fleuron tey ci intercommune ci collectivité locale yi muy intercommunalité bi yaakaar naa fii ci centre bi la sosoo ba ñuy def réunion de restitution beeg yooyu yëpp centre bi fii moo ñu prêté woon ses compétences ses locaux ba ñu mën ko ci def kon centre de formation bi dafa nekk loo xam ne wax dëgg yàlla njëriñam ci Porokhane dafa nekk lu am solo mais en particulier njëriñam ci daara Maam Jaara yi xam ne boo fi dajalee ay gone non seulement da nga leen di jàngal seen diine jàngal leen alxuraan mais jàngal leen loo xam ne boo liggéey bu ñu ñëwee mën a yor seen bopp mën a autonome kon loolu muy initiative yoo xam ne vraiment c'est à améliorer dañ ko war a multiplier war koy diffuser ba nga xam ne tey au moment où on parle de chômage on parle d'employabilité des jeunes lii yaakaar naa c'est un exemple patent pour lutter contre ces deux phénomènes ces deux fléaux non seulement yoo xam ne bu ñu leen freinéwul paix sociale sax dina jafe waxantuma la ak développement parce que il faut que nit ñi rek liggéey mën a dund mën a lekk mën a def lépp te lii c'est un maillon très important je peux dire même le soubassement de cette politique d'État bu ñuy def kon donc en tant que collectivité locale en tant que maire wax dëgg yàlla c'était les quelques mots yi nga xam ne dañ ko fi waroon a wax d'autant plus que le temps presse et puis waxtu wi léegi dafa précieux mais li ñu mën a wax ci centre bi yëpp loolu dong moo ci gën a kii surtout da ñu gis filière aviculture je crois que ne l'aviculture aujourd'hui bu monde bi xiiful yaakaar naa aviculture lu bari la ci parce que lu ñuy wax les produits à cycle court en moins de 3 mois mën ngay 2 mois mën ngay kii kon je crois que ne Porokhane yaakaar naa centre bi aviculture bi buñ ko développé centre bi mën na ci jógee parce que Porokhane bu leen fàtte ne c'est une zone de consommation ndax màggal gi tey ak luuma yi ak événement yu ci am yaakaar naa lii lu ci am solo la kon donc on l'a toujours dit wax nañ ko yàgg nañ koy wax directrice wax ko yooyu ne ko ñun de en général ci suñu domaine yu ñu nekk on est prêt à donner suñuy compétences et on le fera gratuitement avec beaucoup plus de plaisir je crois que seen formateur bu yore aviculture xam na qui nous sommes xam na lan la ñu kii ak yooyu donc si moo yooyu rek laa lay waxal ne la nous tendons la main à la directrice aux enseignants aux formateurs que ne ñun si domaine yu ñu nekk on est prêt à donner nos compétences nos savoirs notre expérience et on le fera gratuitement nag boobu le directeur tenez-vous bien on le fera gratuitement kon donc sur ces mots là vraiment je souhaite que vraiment ngeen passé fête bu neex nit ñi ñëw visiter produit yu fi nekk nit ñi mën ko yóbbuwaale ñu xam ne label Porokhane c'est un label vraiment boo xam ne dañ koo bëgg a hisser à la hauteur de kuñ ko tuddee muy Soxna Jaara ba fu mu nekk ci parmi les meilleurs labels
du Sénégal mais en général les meilleurs labels du monde parce que fii moom ku nekk daf fii ñëw si màggal gi loolu daal laa amoon li ma leen di wax di leen santaat di leen gërëmaat di ñaanalaat sëñ Mountakha Bassirou ak fondation Maam Jaara bi nga xam ne sëñ Isaaxa ak ñoom ñoo si jiite yàlla defal leen ba ñu defar ay centre développer centre bi ba mu nekk centre de référence au niveau mondial et au niveau du Sénégal jërë ngeen jëf merci. kàddu gi soxna Awa Deme moom moo waroon ubbi jataay bi waaye dafa xawoon a. ñoo ngi nuyu mboolem ñi fi teew di jéglu tam ci yéex a ñëw gi ñu yéex a ñëw yittee màggal gi rek yu xawoon jàmp moo ñu doon téye waaye fii ñoo fi waroon jiitu ñi ngi teg nuyoo bi ci loxol ki nga xam ne moo fi teewal préfet mu jàllaleel ñu ko ci gouverneur de la région de Kaolack ba mu jàll ci ki nga xam ne kilifa gu mag gi di kilifa ñëpp ci réew mi naka noonu tamit ñi ngi joxe nuyoo inspecteur bi nga xam ne moo yor njàng mi fii ci diwaan bi ki ko fi teewal moom tam mu jàllale ñu ko ba nga xam ne mooy kilifa gu mag nga xam ne lépp luy jàng moom moo ko yore ci réew mi ñaari nuyoo yooyu itam fi mu jógee mooy ci directeur général daara yi Maam Jaara ji te man mii ma teewal ko fi maa sëriñ Abdoulaye Diakhoumpa man soxna Maam Awa Deme directeur des études ak sëriñ Abdoulaye Diakhoumpa surveillant général foofu la jógee nuyoo boobu tamit fa mu war a jóge dëgg-dëgg mooy ci sëñ Mouhamadou Mountakha ndax moo fi teg ñëpp ñu fi nekk ci ndigalam la ñuy doxe kon suñu kàddu mooy kàddoom di nuyu di leen jox nuyu waa daara ji yëpp nag bàyyiwuñu kenn ba ci Maam Jaara yi nga xam ne ñoo nekk ni toog ak ñi leen yor ca daara ja nuyoo boobu nag ñu ngi ko teg ci loxol wax dëgg yàlla koo xam ne ñoo àndoon liggéey bi wax na ko léegi muy monsieur le maire defe naa ne fii miin na ko lool te yi tamit yéenam rafet na ci lool ak woyefam ak tamit wax dëgg yàlla jox ñu boppam ba heure bu nekk rek saa yi ba maram ja di jokkoo ak moom ci lu mën a doon fii mu ko ci jàppale te loolu ëmp ñu waaye tamit di beral cant bu baax a baax madame la directrice mooy soxna Ndeye Dia wax ci waxit la waaye wax lu baax di ko répété dafa am solo ku jàmbaare la ku bëgg li muy def la tey tamit ku siggal jigéen ñi la ndax fii mu nekk day yor na ko ak fulla ak fayda ak yéenu ji rafet ak cofeel du nopp lu guddi du nopp lu bëccëg léegi nga woo ko digg bëccëg mu ne maa ngi barab sàngam lan lay wuti développé centre bi waaye tamit di ci boole tamit mboolem ay adjoint ak adjointam ndaxte ñoom bu ko mënee ñoom ñoo tax bu jataay bi yaatu woon dañ tudd ñëpp ndax xam nañ leen ci seen Pastef ak seen taxawaay ci centre bi sëriñ Isaaxa moom sëriñ Mouhamadou Bassir dara sëriñ Mouhamadou Taxa ginnaaw ak sëriñ Fàllu mi nga xam ne mooy kilifaam ñoom ñëpp ñu yónnee nuyoo sëriñ Isaaxa wax na dana fi jaar sax seet si lii ndax centre bi moom ku ne xam ne si Isaaxa moom moo ci def ay jéego ba mu agsi fii wala boog sax ba mu mën a nekk ci façon bi mu nekkee ci bu gaaw ci yéenam ji rafet kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp bàyyiwuñu kenn monsieur le maire wax na ko centre bi dafa doon boo xam ne dañoo jàmbaare waaye nag da koo jar ndax wax dëgg yàlla li ñu fiy liggéey lépp fan yi yëpp ñi maa ngi taxaw maram ja ne ko ndax yéen a ngi commencé di joxe mu ne ma dañoo bëgg a exposé ba pare ba def cérémonie soo ko joxe waaye tamit moom itam am na ñu koy jàppale am na ñu ma ci ràññee ñu bari waaye waa 3FPT moom xam naa leen ci ak ñeneen ñi nga xam ne xëy na sëñ soxna madame Dia dina ma gàggante ci loolu waaye ñoom ñëpp daal ña fi jiite woon doon leen jàppale ak ñi leen jàppale tey jii ba lii mën a am ñoom dañ leen di sant seen agent yi ñu indi fii tamit ñu jàmbaar lañ ndax dongo daara dafa neexuta daanaka nekkal ndax dañuy toll ci war a léegi lool su ko defee nag ku yaatu dënn rek te baax te xam njaboot mooy mën a nekk ak ñoom ñëpp dañ leen di fekk fii ñu nekk seen i yaay yor leen yor bu rafet kon daal ci gàttal ñu ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp xam naa teewaayu soxna Thiara Mbodj itam dinañ ko tudd fii soxna Thiara Mbodj mi ngi jóge ba France yor fa benn fondation boo xam ne pour taxaw daara ji la bâtiment yi ngeen gis tey ñu commencé ko nii am na ci bu nga xam ne moom moo ko dox commencé ko muy bu am solo bu mag am ak yeneen yu nga xam ne yàgg nañ koo taxawu daara ji ci bi daara ji tàmbalee ba léegi
kon xam naa du ma guddal ndax mi ngi xaw a naaj waaye daal kilifa ñëpp daal ñu ngi leen di siyaar di sant tamit suñu doom yee ñu jàkkaar lool nga xam ne ci dëkk bi lañ dëkk ñu bëgg li ñuy def la tey tamit ñu am ci ñoom yaakaar lañ ndaxte ku ci nekk ci ñoom rek ñu ci ëpp jàng nañ ba dañ ak réer toogoon ci seen kër yi xamuñu nu ñu def bi centre bi accès ñu ngi ciy gis seen bopp bu baax ñu leen di sant di leen gërëm bu baax a baax di leen wax ne jàpp leen bu baax ñun dey bu ñu amoon jot saa su xëyee dañuy ñëw ci centre bi madame Dia mi ngi nii dama ko koy wax bu ma amoon jotam saa su ma xëyee ndax li ñu fi def xam naa lu am solo la ku ko xam ku ne da nga ci mën a jariñ sa bopp ci sa biir kër waaye da nga ci mën a tamit jariñu ci sa dimbale sa njaboot ak sa borom kër bi nga nekkal kon maa ngi yemale foofu kàddu gi li ci manqué rek ci man la waaye ñi ma yónni moom bëggoon nañ mu gën a am solo sëñ Ablaye laa doon wax loo waaye daf ma ko bëgg a bàyyee waaye defe naa moom boo xam sax ci lay gën a jote ci lay gën a mate kon wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. jërëjëf soxna Awa kàddu yi rafet na macha allah bare dañuy def ci daara yi Maam Jaara yi duñ fa génn parce que amee moom dina ñëw fii wax ci kàddu apprenant yëpp toog fii waa 3FPT ndax kenn du ñoom ndax directrice wax na ko léegi lim na fi macha allah liste bi gudd na Maam Jaara yi fi toog yëpp ak apprenant ak apprenante yi toog fii yëpp bismillah. di ñaanal tamit waa 3FPT ñoom ñu jàppale ci liggéey bi tey ba liggéey bi ñu war a def yëpp ñoom ñoo ci jàpp di ñaanal formatrice yi ak formateurs yi yàlla dolli leen yokkute yàlla fay leen mboolem di ñaanal tamit mboolem ñi fi teew bàkki soxna Jaara jërë ngeen jëf. ku ñuy wax Abi Sey mooy DG 3FPT maam Abi Sey DG 3FPT man nag may responsable pôle centre 3FPT Kaolack Kaffrine Fatick Diourbel ñoo ngi basé wu fan Diourbel foofu la nekk donc maa ngi leen di gërëm di leen di sant yéen ñëpp di ñaanal Serigne Mountakha mu yàgg fi te wér yàlla may ko gudd fan. di remercier aussi la directrice du CFP qui est là madame Dia. Remercier monsieur le maire, monsieur l'inspecteur, madame la directrice du centre Mame Diarra, ainsi que tous les participants qui sont là, y compris les brillantes Mame Diarra qui sont derrière nous. Donc maa ngi confirmer lu directrice wax 172 millions yi nga xam ne 3FPT financé na ko ci établissement bi. Actuellement ñetti formation yi mi aviculture embauche ak transformation contrat bi ça tourne aux alentours de 11 millions 3FPT moo ko fay. Au niveau national État du Sénégal dafa jël 3FPT jagleel ko lépp luy formation amu fi 3FPT moom mooy banque finance formation au Sénégal dañuy former talibé yi dañuy former les pensionnaires yi nga xam ne ñoo ngi ci prison yi actuellement Koutal Diourbel Mbacké feneen ak feneen ñoo ngi former pensionnaires yi nekk foofu dañuy former aussi les migrants dañuy former aussi GIE yi nga xam ne ñoo ngi ci gox-goxaat yi soxla formation aussi précisément à Proxaan su amee ay GIE yi nga xam ne soxla na formation y a une possibilité aussi ñu accompagner c'est une possibilité. C'est une possibilité aussi d'accompagner les jeunes qui veulent suivre des formations initiales. Mooy formation yi nga xam ne CAP lay commencé BEP BTS ba licence 3 loolu c'est une possibilité. Donc suñu DG Abi Sey su jëlee décision bi accompagner jigéen ñi
dafa bëgg autonomisation xale yi dafa bëgg xale yi nekk de futurs capitaines d'entreprise mu wóolu leen looloo tax mu signé 3 contrats yi te yemu fi parce que yeneen contrat day suivre pâtisserie dina ñëw teinture dina ñëw embauche bovine aussi dina ñëw actuellement 104 apprenantes la formé 3 yi ñu xam ne CFP formé na ko 60 la 64 40 apprenantes formé na leen en bureautique aussi ñuy 104 te loolu 3FPT moo ko fay du keneen nu mu ko waxee sànq 3FPT aussi projet d'investissement da siy dugal loxo CFP bi su amul plateau technique 3FPT aussi mën na ko accompagner nu ko DG directrice bi waxee sànq PSD bi aussi 3FPT moo ko financé actuellement au niveau national suñu référentiel économique mooy PSE mais suñu référentiel en matière d'employabilité d'insertion mooy pôle emploi loolu la état bi teg pôle emploi ku soxla formation ku soxla financement ku soxla métier da ngay dem ci pôle emploi bu nekk Nioro 3FPT moo ngi fa ANPEJ moo ngi fa DER moo ngi fa parce que xale yi duñ leen former bàyyi leen non dañ leen di regrouper yóbbu leen fële ci pôle emploi bi ñu xool ku nekk sa cohorte bi la former nan la mën a accompagner financièrement parce qu'il ne s'agit plus de former pour former dañuy former pour insérer donc directrice ba mu ñu joxee métiers yi formation yi elle avait déjà réfléchi sur l'insertion c'est comme ça que ça se passe 3FPT di joxe xaalis bi nii pour former da ngay réfléchir ne gox bi agriculture manqué na fi lii manqué na fi donc xale yi su leen former normalement dañ leen di insérer loolu la DG ABC di yëngatu et à côté de ça il faut que ñu xam aussi xale yi am na possibilité bu suñu leen encadré defal leen ay ñu nekk say GIE mën nañ ñëw saisir à travers un courrier ñu gën a yokkaat seen xam-xam looloo tax sànq ma ne su nekkee fii programme am na ay GIE entreprise nga xam ne soxla nañ formation mën nañ ñu saisir pour que ñu jàppale la c'est une possibilité donc tey la àjjuma je pense que bëgguma guddal tout a été dit par la directrice et je confirme les 172 millions yi nga xam ne 3FPT signé na ko def na ko fi Abi Sey moo ko fi def te duñ fi yam xool leen lan ngeen soxla ñu jàppale leen si encore une fois formation directrice, actuellement on parle de déconcentration. Collectivité locale dañ ko impliqué en amont dañ si am seen wàll loolu la ma DG Abi Sey wax impliquer davantage la collectivité locale qui est notre bras technique même au 3FPT su ñu def ay comité de validation dañuy woo ko collectivité locale yi ñu ñëw teewee ko wax seen xalaat pour qu'on puisse véritablement travailler en harmonie. Vous avez le plan national d'aménagement territorial, vous avez aussi le plan de développement bi nga xam ne kii def na ko l'UXTEM loolu tamit c'est une source, ARD aussi c'est une source, mais surtout aussi agropole bi nga xam ne ci Kaolack bi lañ koy implanté
jéem leen xool xale yi ñu formé ak ñeneen ñi nan lañ si mën a am seen bay seen waar loolu c'est une possibilité côté boobu tamit il faut que ñu réfléchir donc je tenais à vous remercier ngeen xam ne Abi Seye moo ngi leen di déglu incha allah dafa am empêchement mais tey waroon na fi nekk donc wasalaam merci beaucoup. ñu ngi nuyu ñi fi teew ñëpp ci centre bi di jiital si suñu nuyoo la xalif général des Mourides di ko ziare sëñ Mountakha Bassirou Mbacké yàlla na fi yàgg te wér. ginnaaw loolu ñu ngi nuyu aussi monsieur le maire de la commune de Porokhane di nuyu aussi ki fi teewal madame le préfet de la sous-préfecture de Paoskoto madame Dieng di nuyu ki fi toogal le partenaire financier donc en l'occurrence monsieur Seck mu fi toogal madame la directrice du partenaire financier bu am solo di nuyu madame la directrice du centre de formation donc madame Dieng di nuyu aussi directeur administratif bu centre Mame Diarra ak directrice donc des études ak mboolem ñiy jàngale ci école Mame Diarra di nuyu aussi formateurs yi du centre bu Porokhane invité yi fi teew yëpp te fàttewuñu aussi élèves yi nga xam ni donc mooy Mame Diarra yi fi toog ak élèves yi nga xam ni ci communauté Porokhane la ñu bàyyi ko ñi ngi wax nag ci turu inspecteur de l'éducation et de la formation IEF Mamadou Sow donc man la fi yabal man inspecteur Diop Babacar Diop donc tout récemment la ma dénk enseignement professionnel tey à 10 heures la ma oo ni ma donc pour ma teewal ko fii ci cérémonie de remise bi donc lu ma xaw bett la donc c'est dire que préparation bi dana day xaw manqué mais nag ànd ak loolu yëpp quand même daañu jéem quand même de joxe suñu xalaat donc wax vraiment donc soleil bés bi comme niñ ko waxee rek mbirum soqali enseignement professionnel dafa bokkoon ci fukki décision ak benn yi nga xam ni président jëloon na ko ci donc assise nationale assise donc de l'éducation et de la formation pour lu soqali enseignement professionnel parce que gis nañ ni enseignement technique professionnel su soqali ko xale yi daañu am ay manoore ay compétences parce que école tey sooy xool ci mbirum xam-xam rek la ñuy faral ëpp li ñuy jàng xeetu xam-xam yi mbirum compétence yi ak maanaam manoore ci olof dafay xaw sooxe te gis nañ ni ndongo daara bi su amee manoore muy compétence mën na yombal insertion donc maanaam liggéeyam mën na ko yombal moo tax vraiment ñi ngi remercier donc daara Mame Diarra formateurs yi donc ak le personnel administratif le personnel pédagogique ak surtout xale yi fay jàng parce que xale yi fay jàng quand même soo leen xoolee Mame Diarra yi sa xel dafay dal loolu dafay fàttali éducation aux valeurs xale yi ku leen gis tey seen maanaam seen comportement seen colk seen nekkin ñu am yaakaar lañu parce que modèle tubaab bi nag yàgg na fi te gis nañu donc li mu jur seen beneen modèle yaakaar naa ni baax na pour que Sénégal donc war a mën soqaliku waaw te modèle bii ñu gis fii pour éducation aux valeurs bi nga xam ne ministère ren moom la inscrire ci 5 priorités yi donc pour le système éducatif pour 2021 2022 éducation aux valeurs ci la bokk te ndongo Mame Diarra ku leen gis xam ni ñoom kat ñi ngi wéyal éducation aux valeurs parce que société yi foofu la ñu rawante waaw ku la gën ay ndaw rek ñaari ëllëg moo lay gën mag waaw mais na fekk mu nekk ndaw yi nga xam ne yar nañ leen te ku dugg ci centre Mame Diarra xam ni xale yi kat yar nañ leen jàngal nañ leen surtout yar nañ leen ci yaru diine loolu nag su fekkee aussi yaru diine boobu ak xam-xam dañ ci sof ñu leen di tàggat pour ñu am ay manoore ay compétences loolu aussi lu am solo la lu ñuy rafetlu la ndaxte dañu gis ni soo xoolee mbirum ndóol mi au Sénégal
si jigéen ñi la gën a tare waaw si jigéen ñi la gën a tare mbirum pauvreté li may wax am na ñu ma ko gën a xam ñoom madame Dieng ñi nga xam ni ñoo nekk si action si développement local ñoo ma gën a xam li may wax comme que mbirum ndool mi si jigéen ñi la gën a bare que ci góor ñi jigéen ñi suñu leen joxee ay manoore yu nga xam ne ëllëg dina leen génnee si loolu ñi ngi koy rafetlu waaw di ñaan aussi partenaire bi donc di remercier partenaire bi aussi parce que li mu fi wax aussi c'est rassurant waaw partenaire bi quand même pare na pour accompagner loolu pour gunge loolu ba ngay xam ne ëllëg gone yi ku si génn ak sa mën-mën boobu dana tax nga am autonomie pour saytu say mbiru bopp ku la jàppale nga jàppale sa bopp ku la jàppalewul nga jàppale sa bopp loolu vraiment lu am solo la xam naa ni kàddu gi donc du mën a gudd du mën a gudd parce que li si ëpp si mbir mi donc wax nañu ko xanaa rek si côté inspection de l'éducation et de la formation ñi ngi leen di ubbil suñu bunt wax di ziar di nuyu xalif général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou maa ngi koy nuyu di koy ziar maa ngi nuyu ñu fi teew ñëpp maa ngi nuyu directrice su centre de formation professionnelle bi maa ngi nuyu bu baax directrice su daara Maam Diarra ak surveillant général bi mu àndal maa ngi nuyu monsieur le maire monsieur l'inspecteur Diop maa ngi lay nuyu monsieur Seck représentant ONFP maa ngi leen di nuyu maa ngi nuyu 3FPT yi waaw autant pour moi maa ngi nuyu formateurs yi fi nekk yëpp ak apprenants yi ak invités yi fi nekk maa ngi nuyu ñëpp bàyyiwuma kenn di wax alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin ñu fi teewee tey ci lu am solo lii clôture bi ñu fi nar a def nii tey di wax nañu ne dañ koy rafetlu bu baax a baax a baax di leen di indi nag nuyoo sous-préfet ndax tey jii moo fi waroon teew waaye démb dafa yendu fii ci Porokhane ànd ak gouverneur ànd ak préfet ànd ak chef de service régionaux yi fi nekk ngir waajal évaluation pour màggal gi di waaj a ñëw ndax démb ci dañ doon def seen CRD bu mujj pour évaluation pour seet liggéey bi fu mu toll tey ci suba tam bu mu xëyee bëggoon na ñëwaat mais dafa am tam yeneen yoo xam ne xëy na yu des ba tey ci liggéey bi kon ko soxla Awa Dem waxee léegi moom tam ci la nekk moo tax mu ngi leen di nuyu yéen ñëpp waaw di rafetlu jotaayu tey bi di wax ni li ñu fi gis nii am na solo boo xam ni dañ ciy bëgg bu baax a baax a baax di leen di encourager di leen di féliciter ndax lii dañuy gis ni fi ñu dañu nekk ci zone boo xam ni dañ naan bassin agricole lu ne dañ ko fiy bay lu ne ñu ngi ko fiy bay mais suñ koy bay ci ay période la du période bi yëpp la meññee fii du am mais suñu demee ba xalaat def transformation yii former kii élèves yi apprenants yi nga xam ne lii bu ñu ko transformé conservé ko dinañ ko mën a am ci période 12 mois de l'année dinañ ko mën a am xam nga loolu kon am na solo loolu kon dañ ciy bëgg bu baax a baax a baax di ñaan kii partenaires yi yii bu ñu ko mënee yokk ci commune bu nekk sax ñun bëgg nañ ko ndax dafa am solo tey am na ko fi wax léegi am na ñaar ñu fi wax affaire autonomisation mais loolu dafa am solo ndax gis ngeen ni jeunesse bi ñii ñi ngi dem ci dëkkaan yi ñi ngi dem sax bitim réew yu kenn xamul di dugg si lu kenn xamul mu metti ñu loolu ñun maman yi en tant que maman xam nga loolu metti na mais suñu demee ba mën a fixer xale yi ci programme yu mel nii ñun de kontaan nañ surtout lu ma sekk wax léegi ne am na ay filières yu bari yoo xam ne aussi prévoir nañ ko mi ngi déglu rek directrice bi am yoo xam ne dina ko bind ñu jébal ko pour ñu mën a def seetaat yeneen filières nga xam ne war nañ ko dolliwaat apprenants yi gën a yokk xale yi ñuy former kooku ñu yooyu rek li ñu bëgg dañuy sant yàlla bu baax a baax a baax di wax ne daal lii dañuy ñaan yàlla rek yàlla na gën a jëm kanam apprenants yi yàlla nañu gën a bari ñu mel ni madame Dieng mi yàlla nañu fi gën a bari ndax sawar na sawar boo xam ne madame Dem wax na ko léegi seedeel na ko te moom xam na ci dara bis bu nekk ci lii lay dox te ñun lii rek la ñu bëgg lu former xale yi bu ëllëgee xale yi yore seen métier ndax yii am na solo trop yii de moo fi nekk yii liggéey yi métier yi moo fi nekk bu ëllëgee kenn duñu utiliser di dem di mindaan ñu ay Dakar ay Mboro ngay bay ci ay tool yoo xam ne boo paree patron bi jox la lu tuuti moom mu jël li ci ëpp solo dem mais yii bu ñu toogee sur place fi ñu koy bayee transformé ko nii ñun lu ñuy waxati du ñu sant yàlla kon dañuy ñaan yàlla rek
kii yàlla na gën a yokk tey ñi ngi seen côté waaw sous-préfet wax na ko madame Dia madame Awa Dem ñi ngi seen côté heure fool la ñu soxlaa fool ñu woowee ndax yii ñun dañ ci ànd ak yéen ndax ñun dañ koy jonkante bu baax a baax ci xale yaa ngi fi ndax bu njëkk ba Nioro dong nga daan dégg centre de formation waaye bu ñu demee bu ñu am lu mel ni fii sant yàlla ak di ñaan yàlla mu yaatal ko ci commune yëpp waaw kon daal foofu laay yemale sama kàddu di wax ni daal bëgg nañ loolu kontaan nañ lool ci lii ndax lii mooy développement jërëjëf. man jaaral daal man yëg-yëg nga am tey ci bés bi. man yëg-yëg nga am tey ci seen cérémonie bi. ñu sant yàlla bu baax a baax ndax neex rek la def cérémonie bi nag ñi sant ñëpp képp ku fi teewe ñu ngi lay sant bu baax di sant suñu jàngalekat yi ndax bu du woon ñoom duñ toll fii kii nag dama ñaan yàlla génn ci daara yi am jaara ba koy jàngale faneen bay dem di toogaat daal naan daara yi am jaara ko jàngee. ndax tey am nga yëg-yëg ci gis nga sa bopp ci centre bi nga nekk nii. waaw bien sûr gis naa sama bopp waaw. ndax am na loo fi jàngee. waaw li ma fi jàngee bëri na. mën nañ cee lim lan ak lan. mu mel ne cere bi cere bu sew bi la. yéen a ko fi defar. waaw daam ñu bëgg cere bu di ci am ñu bëgg cere bu sew ñun cere bu sew bi la ñu utiliser waaw. ak lan ngeen fi jàngaat aussi ndax mën nga ñu présenter tuuti produit yi. caagri la caagri ñu koy defaree lii dugub waaw dugub lañ ko defaree dañu jël suñu dugub daa koy gar bu këree pare daa koy sibati ko mu set ak suñu tuuti lii mboq après daa koy sebati ba mu set ñu pare daa koy yóbbuwaat ci machine ba daa koy garaat ñu ñëw daal di tànn après ñu yóbbuwaat ko daal di garaat ba mu nekk sunguf. ndax gis nga ne liggéey bi am na hygiène bu mat sëkk. waaw am na hygiène. lan mooy sa kàddu yu mujj. maa ngi sant yàlla bu baax di sant sama ñaari waajur ndax bu du woon ñoom du ma toll fii ma toll sant suñu taxaw bu baax yàlla guddal fanam bàyyi ko fi ci kanam. baax na. nekk formatrice si wàllum TPA. très bien soxna Ndeye Sylla ndax mën nga ñu présenter tuuti produit yi nga xam ne moom ngeen exposé tey. bien sûr mën naa leen koo présenter tey jii ni ñu ngi leen indil si exposition bi mooy foño précure foño bi dañ koo tay ba pare ñu nag maam jaare yi ñoo ko liggéeyandoo ñu tay ko léegi tey jii nii ku ko jënd da ngay ñëw rek tay ko 2 fois pour mun koo utiliser en même temps tamit am nañ fii poudre digicé mooy sungufu lii nii dege bi nga xam ne dañ koo jagleel xale jigéen yi nga xam ne ñu ngi seen néegu sëy ñooñu lañ ko jagleel en même temps tamit am neen sànqalu dugub waaw sànqalu dugub bi nga xam ne neex na si laax am neen tamit guufiya à base de mboq lañ ko defaree. am neen tamit nga ñu dikkal tuuti si guufiya bi lan mooy ferñeent guufiya bi. waaw guufiya bi mboq gis ku ko xam ku ne xam ne dafa riche en vitamine te xale mën na koo naan ko mag mën na koo naan tey gii ni guufiya gii nii ba ku koy utiliser mën nga koo togg suruy comme mën nga koo def tamit comme zaaru njar nga koy utiliser di koy naan waaw loolu lañ si gën a tàmm pour gars yi ñu koy utiliser. donc en tant que formatrice est-ce que yëg nga ne ndongo yi ñoo ngi yëg seen bopp ci centre bi. waaw en tant que formatrice fii ci centre bi yëg naa ne ndongo yi yëpp ñi ngi yëg seen bopp ci formation bi surtout ñi nga xam ne bokkuñu sax ci TPA dañuy sawar di ñëw sax ci formation bi des fois man damay jaaxle damay wax ne man yore ma nombre bi mais mbégte la ci man tey gii nii ñeneen ñi nga xam ne ñi ngi ñëw di waliyaan ci suñu formation bi nga xam ne ñoom bokkuñu ci di ci sant yàlla bu wér a wér. macha allah sa kàddu yu mujj. sama kàddu yu mujj. wax ni tur bi ak sant bi. Jaari Ba laa tudd. soxna Jaari Ba forma apprenante nga ci centre bi wala. waaw apprenante laa kan. ñaata at nga fi def.
ren moom a def 3 ans. ren moo si 3 ans ndax yëng nga sa bopp ci li nga xam ne moom ngeen doon jàng fii ci centre bi. waaw kañ gis naa sama bopp. gis nga sa bopp est-ce que mën nga ma présenter tuuti li nga xam ne moom nga tiim nii. mën naa la ko présenter kañ comme bii nii rouleau lii nii 13 roulé à la confiture bii nii croissant la bii nii cake salé bii nii roulade ordon bii nii moom tudd cake salé ba léegi bu yàgg bii ñoo bokk de même que bii mooy sucre cake sucré la beneen bi beñe la. ndax liggéey bi métti na. ah méttiwul noonu yëpp. méttiwul sa kàddu yu mujj. maa ngi gërëm waa centre bi ak sëñ bi maa ngi gërëm ñëpp di leen ñaanal rek fan yu gudd ak wér gu yaram. macha allah ok merci beaucoup. ñu ngi lay fay. baal ñu wax ñu tur bi ak sant bi. Fana Diop Porokhane. soxna Fana. ñaata at nga def ci centre bi. def naa fi 2 ans maa ngi sama 3 ans. moo si 3e année. ndax yëg nga sa bopp ci biir centre bi. waaw maa ngi ciy yëg sama bopp bu baax sax. ndax mun nga ñu présenter tuuti ci li nga xam ne moom nga tim comme ay ñaw. waaw parce que ñu ngi fi yor ay chemise ak tamit ay taille basse ak ay dara sër yëre xale ñoo ngi koy defar fii nii yëpp fii lañ ko defaree ñun tamit ñoo koy sol tamit parce que gis nañ fi yu bari yoo xamante ni fii lañ ko créé fii lañ ko defaree comme ça yoo xamante ni tamit comme taille basse bi genre taille basse yi ak bi ma sol nii même fii laa ko defaree fii laa ko ñawee. ndax am ngeen ay gàllankoor yi nga xam ne moom ngeen di jànkonteel fii ci biir centre. waaw xanaa machine parce que machine manqué na fi parfois da ngay ñëw bëgg a ñaw bu kii toogee doo mën a toog ñaw wala tamit boo ñëwee toog tuuti jóg keneen ñëw toog des fois machine yu bari day yàqu. soxna si nuyu nañ la. ñu nekk ban yëg-yëg nga am tey ci bés bi. contentement bu ëpp. ñaata at nga def ci centre bi. def naa fi 2 ans ren mooy sama 3 ans. ren mooy si 3e année. lan nga yëg tey si li nga xam ne moom nga jàng ci biir centre bi te mu nekk loo xam ne xam-xam la ndax yëg nga ci sa bopp. yëg naa sama bopp bu baax kontaan naa si trop. sa kàddu yu mujj. ah xanaa ñu dimbali ñu si ay machine ndax machine moom manqué na trop. ok merci beaucoup jërëjëf. maa ngi leen di fay. baal ñu wax ñu tur bi ak sant bi. Nogay Fall. soxna Nogay Fall. Porokhane nga dëkk wala. non non Dakar laa dëkk. Dakar. dañu fay affecté. lan ngay suivre si wala lan ngay enseigner fii ci biir centre bi. ma enseigner couture. couture ngay couture lay enseigner waaw. ndax enseignement bi xaw na métti sa digganteeg xale yu jigéen yi ou pas. ah métti na méttiwul ba xale ba benn saa yi day def yëf xale waaye dañuy rek jéem a nekk seen mag nekk seen xarit di leen encadré yooyu muy soxna jaare yi muy tamit waa Porokhane parce que ñaari porte yëpp la jam ñuy jàngal soxna jaare yi di jàngal waa Porokhane soxna jaare yi bu ñu xëy see suba gi ngoon gi ñoom ñooy ñëw. ndax am na gàllankoor yu ndaw yoo leen di jànkonte fii si biir formation bi. waaw centre bi moom pratiquement moom barke soxna jaara moo fi nekk mais dañuy manqué machine xam nga élèves yi dañuy bari des fois dañuy ay ñaari nit ñetti nit ñooy bokk machine bu ko defee day yéexal liggéey bi suñu mënoon am daal ay yeneen machine yu gën a bari dañu arrangé trop. jërëjëf sa kàddu yu mujj. waaye di sant ñëpp di jaajëfal ñëpp di invité nag ñëpp ci exposition bi ñoo xool xale yi liggéey muy collectivité bi ak soxna jaara yi. jërëjëf sant nañ baax. waaw jërëjëf merci beaucoup. baal ñu ngi wax ñu tur bi ak sant bi. Ibrahima Lo. Ibrahima Lo. waaw dëkk fan. Kaffrine. Kaffrine. waaw ñaata at nga def ci biir centre bi. ren moo sama 2e année. 2e année. ndax yëg nga sa bopp tey ci li nga xam ne moom mooy formation bi ngeen doon éprouvé fii si biir centre bi. waaw am nañ ci satisfaction bu baax parce que buñ ñëwee ñu ñëw amuñu woon benn qualification ñëw tesante fekk ay formateur ñu ñëw tette ñu teg ñu ci yoon ba nga xam ne tey léegi lu ci bëri mën nañ ko demal suñu bopp loolu doon na yokkute boo xam ne tey amuñ ci benn regret daal doon na loo xam ne daal gis nañ ne avancement la bu baax. lan ngay suivre ci biir centre bi. actuellement maa ngi suivre élevage mais horticulture laa njëkkoon doon def léegi ba ma defee ba sama CS ba ma paree après ci laa entamé waat élevage. très bien ñoo ngi gis fee li nga mel ni lu ci mel ne ay ginaar du genre ñu daw ne xool tuuti. un tout petit peu race yi nga xam ne moom moo nekk ci biir CAF bi. waaw
yii nii ay brahman la bële ne moo xus ba presque ginaar local la bii nii cochin la même per bi ci suuf nii tamit cochin la. très bien sa kàddu yu mujj tey lan lay doon. sama kàddu yu mujj mooy que ni ñu ngi leen di dañoo ànd ak tey kontaante bu rëy parce que tey lii tey doon na loo xam ne doonu lu ndaw tey mën naa ne tey c'est la première fois tamit yu mel nii tey di am ci suñu centre parce que tey amoon nañ envie di génn di woo démontrer suñuy li nga xam ne ñun ñoo ngi koy mën ci biir centre bi di ñaan tamit ñu gën a renforcer suñu formateurs yi di ñaan tamit waa 3FPT ñu ñëw tamit gën ñoo mën a jàppale ci financement ak tamit bu ñu defee formation ba xam ne pare nañ ak suñu qualification ñu mën a am ay financement yoo xam ne donte waxuma la département bi ñu nekk sax même au niveau national ñu dem ba nga xam ne ñun ñoo mujjee servir suñu réew ba nga xam ne dootuñ jéggaanit ci dara parce que am nañ les capacités am na lenn moo ñu manqué mooy que ni moyen kon léegi bu ñu ñëwee renforcer ñu ci moyen ak ñu boole ko suñ capacité yaakaar naa ne loolu bu ñu ko boolee dinañ mën a dem ba benn moment boo xam ne dootuñu jéggaane ci dara lépp dañ koy am ci biir Sénégal surtout plus particulièrement am ko biir Porokhane parce que Porokhane ñun ñii ñoo ko mën a développer ñun ay jeunes Porokhane ñun ñu nga xam ne ñooy nelawi Porokhane ñooy yeewoo Porokhane lépp te am nañ les matières premières am nañ lépp loo xam ne mën nañ ci mën a basé wu pour suqali Porokhane te incha allah on est là te tamit lu ñu mébét suñu mooy ko ne suqali suñu zone. incha allah baax na jërëjëf. yéen a ngi seetaan seen télévision Touba Vision kon nag abonné leen te activé cloche bi ngir mën a jot suñuy vidéo saa yu ne Touba Vision la télévision qui suit l'enseignement de Khadimou Rassoul.